Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. xale yi ñu jot a faat ñu jot a dee ci manifestation bi pour xeex liberté pour xeex l'injustice di jaajëfal xale yooyu ndaxte ay jàmbaar lañu te seen dee du doon nen ñu décédé Bignona tey maa ngi jot nouvelle bu ma métti bu ma naxari xale boo xam ne bali fetal lañ ko dóor xale bi dernièrement ñu yóbbu ko woon hôpital bu Bignona di koy jéem a sauver yàlla def mu génn àdduna xale boo xam ne Bounama Silla 16 ans la am décès bi naxariñu laal ñu bu baax a baax ndaxte mama suma taaw presque ñoo maase suma doom lañu suñu njaboot lañu xale yu génn Bignona àdduna mot nañu ñetti doomu aadama yoo xam ne génn nañu Bignona rey nañ leen ci manifestation bi ci Sénégal bi yëpp ñu ngi ne léegi 11 personnes génn nañu ci Bignona ci Sénégal pardon di jaale seen dëj koo xam ne aussi yëmbal la génn muy Baye Cheikh Diop gis naa tey niñ ko doon suul denc di koy ñaanal bu baax a baax a baax ak ñépp ñoo xam ne seen bakkan des na ci manifestation bi di leen di ñaanal yàlla leen yàlla teeru àjjana bu gën a kawe ci barki yonent gi sallallahu alayhi wa sallam te seen njaboot yàlla na ni yàlla taxawal bu baax ñi xam ne seen doom yi demuñu pour rien ñi xam ne yoon dina def liggéeyam te dinañu taxaw ba yoon def liggéeyam bu soobee yàlla te comme président Ousmane Sonko nu mu ko waxoon dëmb ci déclaration dinañu def ay délégation pour dem jaale dëj di naxaru di méttu aussi massawu ñoo xam ne am nañu fa gaañ-gaañ yi métti ci biir manifestation bi di ne rek Macky Sall na mu libéré immédiatement amul benn délai na mu libéré otage politique yu mu joto ñu mu téye ci Saint-Louis Ndar yu mu téye Diourbel yu mu téye Touba yu mu téye Louga yu mu téye Thiès yu mu téye Dakar yu mu téye fii Ziguinchor ak Bignona ak Kédougou ak Tambacounda un peu partout dans le Sénégal na mu libéré de otages politiques yi na mu libéré Clédor Sène Assane Diouf Guy Marius Sagna ak le monsieur Diop ak jabaram na mu leen libéré ñoom ñëpp détenus yi ñëpp nañ leen libéré ñu ñibbi seen kër ndaxte defuñu dara lu ñu doon xeex rek dëgg lañ doon xeex te dëgg mooy jàmm te loolu lu am solo la pour suñu démocratie pour suñu liberté donc na mu leen libéré te nu mu gën a gaawee di ñëw nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi fépp fu ñu mënta nekk ci muy église bi muy suñu kilifa musulman yi doore ko fii ci Casamance nuyu suñu kilifa yi nekk fi Pakaaw yu nekk Fogni ñu nekk Buluf yu nekk Fuladu ñu nekk Balantakunda ñu nekk Kassa ñu nekk Bawol mooy Touba ñu nekk Tiwaawoon mooy Kayoor mu nekk Waalo ba Fuuta ak fu ñu munta nekk ci Sénégal di leen di nuyu bu rafet nuyu bu sell nuyu boo xam ne amul fin ndaxte seen taxawaay rafet na lool ci réew mi
comme noo leen ko yàggee def di défendre loo xam ne mooy dëgg te dëgg rek mooy jàmm te dëgg mooy mujj di leen di ñaanal seen gudd fan seen wér-gu-yaram ngeen yàgg fi lool 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 suñu kanam ndaxte suñu kilifa yi baax ngeen. ñëw rek waxtaan tuuti ci déclaration yi balaa mooy door ci jaajëfal population sénégalais bi surtout population jeunesse bu Ziguinchor ak bu Bignona balaa may ñëw ci loolu ma ñëw ci déclaration bi déclaration Macky Sall gàcc la ci Sénégal ñun ñëpp xam nañ loolu gàcc bu mag la comme d'habitude Macky Sall du bàyyi di jaay ay léeb lay jaay c'est un grand vendeur d'illusions mu foog ne mun nañu nax pendant plus de 10 ans yaa ngi gouverner réew mi yow xamoo réew mi jafe-jafe bu mu am jeunesse yi jafe-jafe yi ñu mu am l'injustice bi dafa bëri monsieur le président l'injustice bi bëri na Sénégal torop man foog naa Casamance rek la ndekete Sénégal bi yépp la l'injustice bi jaay nañu géej bi pêcheurs yi mënatuñu liggéey l'injustice bi mooy ndaw yi amuñu xëy ñi jël pirogue pour dem Europe di dee l'injustice bi mooy ñu jaay suñu ressource naturelle bi muy pétrole bi muy gaz bi l'injustice bi mooy ku fi am dëgg ñu toroxal la ak sa dëgg justice bi doxatul l'injustice bi mooy père de famille mère de famille yoo xam ne dëkk ci dëkk bi judd ci dëkk bi màggee ci dëkk bi am ay doom ci dëkk bi te doom yooyu mënuñu tekki ci dëkk bi l'injustice mooy ku war a faju bëgg a dem hôpital am difficulté pour faju ordonnance bu 5000 francs gis nañu rey na fii ay doomu aadama yu bëri l'injustice bi mooy nit jàng ba wàcc am diplôme am war a liggéey amul liggéey l'injustice bi mooy milliards yu ñuy dëgg ci réew mi ci télé yi ci rajo yi milliards yooyu jëriñul dara ci askan bi deful benn pacte ci askan bi au contraire askan bi day dóol de jour en jour l'injustice bi mooy yenn ñoo xam ne yàlla ñu jiit te ñun dënk leen Sénégal respectoo la leen population bi l'injustice bi encore mooy nit ñi nekk ci diaspora bi bëgg a am passeport mënuñu am passeport seen dëkk nit ñi ñoo xam ne am nañu ay doom bëgg a déclarer seen doom am nañu jafe-jafe yooyu nit ñi bëgg a andi seen bagage biir Sénégal ñu toroxal leen taxé leen loo xam ne du dëgg du yoon l'injustice bi mooy nit ki bëgg a investir par exemple Casamance ñu toroxal ko walla sonnal ko ci loo xam ne du dëgg du yoon Sénégal benn la kenn mënu ko xaaj ñaar monsieur le président pendant 10 ans plus de 10 ans mën nañ ko wax yaa ngi ci pouvoir bi nangu nañu ay suuf jàmbur ci l'injustice jaay leen doole béykat yi mënatuñu béy ndaxte nangu nañ seen suuf sàmmkat yi ñu ngi jooy ndaxte amuñu lu ñuy jox seen bétail yi pour ñu mën a dund l'injustice bi mi ngi fu ne monsieur le président loolu doyul ku mel ni comme Ousmane Sonko exemple bi dafa fang-fangaaran partout dans le monde koo xam ne mu doon liggéey doon haut cadre benn fonctionnaire bu mag ñu toroxal ko ndax wax dëggam bu muy wax pour intérêt réew mi nga jaay ko doole dàq ko yemul si loolu nga topp militant mi toroxal leen ba rey si ndaw si la brave dame la lionne koo xam ne mooy Mariama Sagnang moom mooy premier martyr si mbir yi Mariama Sagnang dañ ko violé dañ ko torturé dañ ko rey fu mu mujjee avec justice bi ñun ñëpp xam nañ ko yemuloo si foofu monsieur le président da nga topp Ousmane Sonko ndax dëgg bu muy dox mu ne 94 milliards loo leen luubal alal askan bi
Ousmane yemu fa mu porter plainte ci suñu attekaay ñi jël dossier bi ñi classé ko sans suite. loolu yemu fa ngeen topp Ousmane Sonko jaxase ko ak benn xale boo xam ne innocente la 20 ans la am pour benn complot de viol te tegloon ko fenn. Monsieur le Président, su dee bëgg nga Sénégal su dee respecté nga peuple sénégalais yi tuuti naa trop dëgg la mais yàlla may na ma baat biir Casamance maa ngi koy gërëmee yàlla du suma jàmbarteef du suma jëmm mais peut-être xam-xam buñ ma xam ak fuñ ma yàgg gis dama doon ndaw ba léegi cër joobu jox nañ ma ko Ziguinchor biir Casamance. man dama lay ñaan monsieur le président su dee bëgg nga Sénégalais yi su dee bëgg nga sa réew fexeel nga démissionné génn réew mi ci jàmm ak salaam. ñaanuñu yàlla coup d'état loolu du mës a am Sénégal incha allah ñaanuñu yàlla fekke la palais loolu aussi ñeenuñu la ko dañ lay ñaan ci jëkk ak teraanga ndaxte nu mu néew yàlla dimbale na la ba nga fi doon président te ñu ngi lay ñaan ci jëkk ak teraanga soo bëggee sa réew bëgg sa peuple bëgg sa jeunesse na nga góorgóorlu taxaw seen kanam présenter sa démission nga dem ci jàmm ak salaam ñu mun a organiser élection yi yu bees Sénégal mun a dem ci kanam. Monsieur le Président, ce discours dëmb dafa daw yaram da nga xeeb Sénégal yi wax loo fa wax bu am fulla ni wax bu am fayda xaaral ma gàttal la ko wax bi amul bopp amul genn. Olof Njaay nee na lu waay rendi loxoom lay nàcc comme yow xam nga loolu nga ne xaaral ma jouer rôle sapeur pompier ndaxte taal bi yaa ko taal monsieur le président. Sénégal su takkee yow yaa ko taal ñëpp xam nañ ko ci kaw ay fen peuple bi nangu ko ndaxte justice bi peuple bi la. Monsieur le président, am nañu ay magistrats yi xarañ ci réew mi am nañu ay police xarañ ci réew mi am nañu ay gendarmerie xarañ ci réew mi am nañu ay douaniers yi xarañ ci réew mi macha allah am nañu ay militaires yi xarañ ci réew mi. Ils sont parmi les meilleurs dans ce monde-là. Yow monsieur le président nga bëgg a jalgati bëgg a noot ñooñu bëgg leen woon man maay seen patron lu ma neex ngeen koy doxalee soo leen bañee ma dugal leen ci gàllankoor loolu nga woon ñooñu. Pourtant avant tout ay citoyens sénégalais lañu di servir peuple bi di servir seen réew di delloo njukkal mooy homme de tenue yooyu yëpp di delloo njukkal suñu magistrat yi ndaxte Sénégal nee naa leen ay góor ak ay jigéen yu xarañ ñoo fi ne te ñeew ma kenn ci àdduna même Europe bu ma nekkoon ñeew ma leen tubaab yi devant l'intelligence sénégalaise. di ñëw ci discours Ousmane Sonko président Ousmane Sonko di koy féliciter di ko gërëm di koy won kilifa nii lay waxee kilifa nii lay doxale ku bëgg a réewam nii lay mën a manifester. Ousmane Sonko lu mu wax ci discours am leer na ñépp dëgg nañ man fu ma gën a intéressé ci discours am yépp mooy fu mu waxee ñun suñu problème muy Casamance parce que man Cheikhna Gassama wax naa leen ko suma maam fii la juddoo Casamance suma baay fii la juddu Casamance suma yaay fii la juddu Casamance man mi fii laa juddu Casamance am ay doom fii kon boog dund naa conflit bi les années 80 82 ba 90
ba 2000 gis nañu lu xew Casamance deret tuuru na Casamance bato la Joola fii la romb ay doomu aadama yu bëri dee nañ loolu yépp lu ko waral fitna bu nekkoon Casamance fitna boobu su amee nit buy oser pour wax dëgg pour fay fitna bi man Cheikhna Gassama dam koy saluer te dam koy accompagner si combat pour jàmm mun a ñëw pour l'unité nationale pour l'intérêt de notre pays loolu dinaa ko si taxawal yàgg naa nag dénoncer l'injustice bu fi am Casamance peut-être les gens m'ont mal compris mais tey Ousmane Sonko wax na ko suñu frère ak suñu sœur yu nekk ci MFDC pour ñu génn ci àll ji déposer seen arme jox ko militaire ñu dugg ci société bi mun a liggéey ensemble mun a yóbbu Sénégal ci kanam loolu Ousmane d'accord naa trop ci sa wax boobu te dinaa la ci jàppale nee leen rek Casamance lu ñu démontré dëgg nañu suma kaddu lu ñu wone ci biir manifestation bi wone nañ seen position bu leer bu clair ak bu ferme qu'ils sont sénégalais que la Casamance est sénégalais la Casamance fait partie du Sénégal manifestation bi musul am Casamance laaj naa kilifa yu bëri yu fi ne ñu ne ma Cheikhna wax dëgg fa yàlla musuñu gis genre manifestation musu fi am loolu mooy firndeel une fois encore su ma wax te majorité bi sonn nañu tay nañu ci xeex bii bëgg nañu jàmm ñëw définitivement Casamance te di avertir yeneen dirigeants ñoo xam ne ils sont toujours radicaux ñoom mënuñu yeewu ak lépp lu ñu la mënta wax ñu ngi ci seen gént ci seen rêve te di leen di ne nañu góorgóorlu jàngat bu baax manifestation bu am à Ziguinchor à Bignona un peu partout dans la Casamance nañ ko jàngat ak xel xam naa nag nit ñi xel lañu comme lu mel ni comme genre Jean-Marie Biaye gi pardon di koy ne nañu jàngat bu baax ñu nekk France ñu nekk Allemagne gàttal ko ñu nekk en Europe ak ñu nekk fii nañu jàngat bu baax situation bi il est temps que Casamance avance Casamance yi dañu sonn Casamance yi dañuy nekk ci souffrance bu métti te su ñu amee yërmande ci population bi nee naa leen doo leen ay étrangers doo leen ay terroristes vous êtes des Casamançais comme nous vous êtes des Sénégalais comme nous su dee am ngeen yërmande ci population bi fexe leen ngeen déposer gànnaay pour ñu mun a tabax réew moo xam ne dina avancer Ousmane Sonko d'accord naa ci sa kàddu kilifa noonu lay wootee ma ñëw ci jeunes yi seen manifestation boo leen démontré looloy dëgg seen taxawaay boo leen taxaw looloy dëgg dëgg toujours ñun xam nañ ko dëgg mooy jàmm def ngeen loo xam ne jaloore loo xam ne kenn defu ko fii ci Ziguinchor wane ngeen seen fulla ak seen fayda wane ngeen seen jom partout à Dakar wane ngeen bëggu leen l'injustice wane ngeen que réew mi doxatul dematul wan ngeen aussi loo xam ne mooy njëriñ réew mi mooy suñu démocratie di des jeunes yooyu man Cheikhna Gassama yàgg naa xam seen métit yàgg naa ko dénoncer
peut-être grâce à Ousmane Sonko suma kaddu mën a feeñ. Le président Ousmane Sonko peuple bi moo ko libéré libération boo xam ne dafa ànd ak si dëgg àndul ak fen ndaxte yàlla dëgg rek lay àndal. bëgg naa si yan kontaan naa bu baax a baax si yan di leen di delloo njukkal ndaxte yéen yaa leen di doole réew mi di ne rek nañu gën a sàmm suñu dal bu ñu duggaat si benn xiiroo ak ngayoo nañu tenter xeex pour stabilité de notre pays le Sénégal ndaxte ñun amuñu fenn fu dul Sénégal. Man j'ai fait plus de 20 ans en Europe mais musuma am beneen passeport bu dul passeport sénégalais donc gëm suma réew gëm suma bopp loolu moo ma dugal ci xeex bi sacrifier lépp même suma bakkan donc tey di ñaan jeunes yooyu nañu gën a dal bu ñu attaqué benn endroit yoo xam ne dina andi torof bu ñu andi fii benn attaque boo xam ne dina dem suñu poste police wala suñu gendarmerie wala suñu camp militaire yi wala suñu kaw magistrat yi wala si essencerie yi wala si boutiquier yi commerçant yi wala ñoo xam ne dañu yor seen oto di daan seen doole donc wala ñoo xam ne dañu yor seen kër bu ñu taal dara bu ñu def dara nañu toog ñi seetaan maintenant justice bi lu muy doxalee te nañu am confiance une fois encore ci suñu magistrat yi ku fi bëgg a jalgati justice bi yoon dina def liggéeyam mais Macky Sall na mu arrêté di manipuler justice bi loolu na mu leer Macky Sall na mu arrêté di manipuler justice bi dañu bëgg a justice bu indépendant bu am doole l'injustice bi gis nañ ko xeex nañ ko ak doole donc dinaa ñaan jeunes yi nañu dal ñu déglu su dee Macky Sall nangul démissionné nañu xaar 2024 ñi jël suñu carte génne ko si biti mais gëwma 2024 sax peut-être du ko fi fekk yàlla rek a xam mais su ko fi fekkee nag nañu def lu ñu war a def dégager ko rapidement si biti jeunes yi na ngeen dal te kontaan naa di leen di féliciter seen jàmbaarteef seen intelligence seen engagement seen bëgg seen réew di leen si féliciter di kontaan si population sénégalaise di ñëw rek pour terminer ndaxte lii dafa war a gàtt bëgg a wax rek si président Macky Sall. Macky Sall man ñaan naa ko lu bëri mais lu ma koy gën a ñaanaat encore mooy na mu xool nu mu mënee bàyyi Sénégal rapidement ndaxte il est temps soo demee ba amatoo légitime fii ci Sénégal donc war nga démissionner moo gën a rafet di jaajëfal population bi di kontaan ci population Ziguinchor waay waa Oussouye waa Bignona waa Kolda waa Sédhiou fépp ci Sénégal Dakar Thiès Saint-Louis Tamba aussi Kédougou di Sénégal entier di leen di jaajëfal di kontaan bu baax a baax seen taxawaay ak ñu ma doon suivre suma live su suma Facebook bi fan yi yëpp di leen di remercier bu baax a baax seen intervention yu bëri yoo leen ma doon def ak encouragement yi di féliciter aussi suma xarit yi du ma leen fàtte parce que su may limee dinaa juum ñoo xam ne dugg nañu ci manifestation bi sensibiliser nañu mobiliser nañu nit ñi donc ak suma yeneen militants yu bokk ci biir manifestation bi di leen di jaajëfal di kontaan mais ñu xam ne ndam bi du Ousmane Sonko moo ko moom du Cheikhna Gassama moo ko moom du keneen moo ko moom peuple sénégalais bi moo ko moom donc seen victoire la seen ndam la yaa leen moom seen victoire di kontaan ci yéen bu baax a baax seen taxawaay jërëjëf
ba beneen yoon ala barka wasalaam jërëjëf. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.